may wax encore que ni bokkuma Pastef bokkuma réew mi bokkuma PDS bokkuma feneen APR la bokk di membre authentique di conseiller municipal ci mairie bu Louga di président de commission man damay ànd ak nit mais ci dëgg ak yoon duma ànd ak nit ba bu nee xonq na ma ni cur weex na ma ni tàll ñuul na ma ni kukk parce que ki ma àndal faluma mais man maa ko fal kon bu wax dëgg jotee dañuy wax Macky Sall faluma defaluma ñaari dërëm ay mbokkam la defal ak ay mbokki jabaram ak ay alpulaar te man dama bokk ci ñi ko faloon gone yi ko toppoon Abdoulaye Wade naan ko gone yi la topp man dama caa bokk te defaluma ñaari dërëm jóguma APR nag gedduma bàyyiwuma ci laay des di wax li may wax di def li may def nguur nag boo demee président de la république boo demee ba booy déplacé wu ànd ak ay nervi ñuy def lu leen neex c'est parce que fin de règne nga nekk yow lu waroo xaar ñu la koy wax xam nga ko ba ngay ñëw réew mi foo taxaw juróomi minute ba nga jotegulee réew mi day mel na àdduna buy tukki nga dem ba foo jëm nervi yaa la fay jiitu di dóoreek di saagaak di padde loolu dafa am lu muy tekki réew mi moomu loo ko donn loo ko ci say way jur dañ la ko joxoon te jël ko jot na du alkaate la koy jox du policier la koy jox du ay nerveux la koy jox du waa assemblée la koy jox encore une fois dinaa ñëw nag ci sama carrière politique tey pour mu leer man maa ngi commencé politique le 16 juin bu Moustapha Niasse defee déclaration ber parti Moustapha Niasse APR laa njëkk a yor carte man ak Mbéri Silla le 16 juin bi Ablaye Wade ne bu wàccee ci réew mi nañ ko jàpp yóbbu ko kaso bi muy wax affaire 6 milliards Sonacos yi bi muy wàcc aéroport moom Moustapha Niasse maa ngi taxaw motion de soutien bi ko waa Louga doon jox maa ko remettre biir këram ñu gunge ko ba biir këram man ak Madior Bouna Niang kon politique duma ci xale yàgg naa ci. Macky Sall keroog ba muy ñëw Louga en 2008 il était accompagné de Mbéri Silla et de Aminata Mbengue Ndiaye buntu boulangerie Fallou Mbacké. J'ai pris la parole ma ni ko sénégalais mënul gis ku ñuy néewal doole te yow foofu nga toll bis ni ki tey ñu ngi ànd ak yow waaye bis boo demee bay def na Idrissa Seck defoon di dellu ci Ablaye Wade wax ñu ko ñu teel a ba ànduñoo ak Ablaye Wade te duñu ànd ak kuy ànd ak Ablaye Wade man mu ni ma ni ko bis boo demee bay gisee jeeg Ablaye Wade la ngay complotoo di lobbying boo yoroon 100 personnes def ko 99 te xam ni man bokkuma ca. Macky Sall ba mu jëlee réew mi dañ koo plaideel fu ne xeexal ko fu ne ndax discours ba mu doon def. mais discours ba mu doon def tey ak doxalinam tey comme 1 ak 1000 comme yàlla ak yaali ñu koy fàttali rek ni du ci condition yi la jote woon réew mi bëgg ko faa yóbbu assemblée bi nag li ma leen di wax mooy dañuy fàtte ni Macky Sall falu leen Macky Sall ay députéem la fal ay députéem la yor député yooyu nag askan wee leen fal ba pare ñu féete wu jéeg Macky Sall député yooyu di xulóog Macky Sall ak di ko xeexal contre Sonko pourquoi gox yaa ñu leen fale xeexuñu pour la gox yow am war koo am député bi Mbéri Silla tey muy xeex ak Ousmane Sonko ci biir assemblée bi bañ naan toj nañ bëtam ak loolu dafa ruslu ñun waa Louga dañ cee am kersa ba bàyyi fa ay dàllam li mu war a waxu ko na mu xeexale Macky Sall noonu bañ toj te bëtam bu ko xeexale woon waa Louga teli bii jëm kër Momar Sarr ñu goudronné ko waa Ndakaaroo ngay naan ndox mu jóge Louga te waa Louga ndox mi ñuy naan bu neex la ñuy jaxase ak bu naqari jox leen waxu ci teli bii Macky Sall bu jëmee kër Momar Sarr day dem ci militaires yi àbb leen tëni sol jël avion bi dem parce que teli bii ku fi jaar ak sa oto boo wàññee ko amortisseur ngay njëkk a jënd bala ngaa dugg Dakar député defe naa foofu lañ koy xaar mais du taxaw biir assemblée naan ku tudd Macky Sall ma dal sa kaw Macky Sall encore une fois nañ xam ni falu leen askan wee leen fal dañoo nekk fin de mandat nag ñoom député yi ba pare bëgg Macky Sall reconduiraat leen moo tax ñu koy profitool di ko xulool ak di ko xeexal du loolu la ñuy xaar ci ñoom 1958 ba Sénégal moomee boppam de Gaulle libéré ñu ak léegi assemblée bu nule nii masu fee am te dootu fi am député yi dañuy fàtte li leen fal di si booru Macky di ko sàmbay mbayaanal Macky Sall falu leen encore une fois ils ont le droit de
Macky ni loi bi lii la ñu ni ko voté wuñ ko parce que askan wañu fal ànduñu ci wala may ñu dem consulter suñu askan mais lu Macky Sall génne moom aveuglément ils vont le voter parce que c'est le président de la République c'est leur mentor loolu du rôle lu député am nga droit bañ bu bañ jotee mais bañal ci loo xam ni du sa intérêt askan bañal ci loo xam ni bu sottee du jariñ sa askan mais toog biir assemblée rek ñëw toog lu Macky Sall ne aywa ngeen dem voter ko majorité mécanique tey dafa mel na majorité boobu ñoo fa nekkoon dafa mel na opposition bi tey ñoo yoroon majorité ba à l'assemblée parce que ils ont défendu leur cause dignement ay nekk fa naan mbaam yi waxuma ak ñoom mbaam yi non on n'attend pas ça d'eux xaaruñu woon loolu ci ñoom ay góor jigéen ñoo nekk assemblée des vauriens ñu tekkiwul dara ils sont dessus leur peuple dañoo tuutal seeni askan ñi leen fal askan wi la fal yow dëkk ba nga dëkk doo wax ba tudd leen bu dee lampa fa manqué doo ko wax assemblée ñu xam ko bu dee taliya baaxul doo ko wax assemblée ñu xam ko ñoom ñooy takkal seen bopp morceau yu rouge dem fay wal fajri mu ñëw ñu door a xam la xew ca dëkk ba ta nga ni da ngay xeex biir assemblée da ngay xeexal Macky Sall ak di ko xulool ak di ko dàggasanteel député yi delloo ci leen seen xel Macky Sall falu leen bu leen fàtte loolu Sénégal nag ñoo ko moom Sénégal Macky Sall moomu ko gouvernement moomu ko assemblée bi moomu ko fi may tàmbalee encore une fois mooy le président de l'assemblée wax bu dofee nopp ya koy dégg war naa mën a nite Moustapha Niasse barki démb la woo parteem ni leen ay la yëwan mënatumaa dem damaa jëm mag kaay leen jël parti bi mais duñ ci génne suñ loxo dañ leen di accompagne lu tax defu ko assemblée sa parti xam nga ni mënatoo koo jiite te parti ba assemblée bee ko gën a ëpp solo fuuf ëpp ko ay charge nga attana bàyyi parti ba ni mënatoo ko mais assemblée bi moom président assemblée bi façon yéene bàyyi ko moom yaag moom ba biir bàmmeel est-ce que loolu c'est logique mag nag bu xamul suur naa dañuy jàpp ci loxoom seppi balaa gaañ boppam mbaa mu rey boppam Moustapha Niasse il n'a qu'à démissionner wala mu rendre le tablier ñu xool keneen ku digne ku mën a yore assemblée bi à son âge du lii la ñuy xaar ci moom à son âge du lii la ñuy xaar ci moom bi ci des mooy on a la meilleure police en Afrique après le Maroc Afrique amul ku ñu fi gën la sécurité ñu ngi gërëm suñu force de l'ordre yi bu leen Macky Sall buux ci kaw askan wi xam nañ li ngeen di jariñ xam nañu seen liggéey aussi après le Maroc on a la meilleure police au Sénégal gendarmerie police ñoo ko gën la ci Afrique ci àdduna bi sax laay wax après le Maroc gi ñuy wax moo ñu raw sax Maroc terroriste yaa nga fa fii terroriste bu fi dugg am na ñu doon recherche topp leen ba Europe ba ñu jógee Europe ñëw dugg en Afrique ki ci ni cëpp fii hôtelam lañ ko fekk jàpp ko ñu ni terroriste amul Sénégal terrorisme amul Sénégal fan la ñu mas a gis attentat palais présidentiel dafa mas a am attentat Fatick dafa mas a am attentat ñu bëgg ñu woteloo ay loi sur le terrorisme amu fii bu terroriste amee seen chef mooy Macky Sall je le dis encore ak gouvernement am ak assemblée ñu naan ay blanchiment de capitaux ay financement de terroristes ñoom ñooñu la ñuy wax blanchiment de capitaux jàpp ñu fi benn député mu yor ay faux billets ñaata milliards di faux billets la ñu fekk ci moom est-ce que mu ngi ci kaso bi ba léegi dañ ko wutloo ji ay këyit nii il est gravement malade ñu gracier ko parce que ci pouvoir la bokk keneen ku ko fi demoon say mbokk dootu ñu la gis mbaa sa néew la ñuy jox say mbokk ni leen yóbbu leen suuli alors ñu ni kenn du ko wax ñaata nit lañ fi jàpp ñu yor ay faux billets ñaata nit lañ fi jàpp ñu yor xaalis bu bari kon ñoom blanchiment de capitaux ci Macky Sall ak ay nitam la fekk baax ñoom seen biir wax nañ ko Moustapha Cissé Lo taxawul fii nii xaalisu drogue buñ ko doon calculer fii immeuble yi ci Ndakaaru yëpp ay wàcc kan moo yor xaalisu drogue boobu diplomatie yooyu nga xam kenn du leen contrôler bu ñu wàccee aéroport kenn du leen contrôler seen bagage ñoo fiy dugal cocaïne bi ñoo fiy dugal drogue bi ba pare ñu ni kenn du ko wax ñu bëgg koo jiiñ ay jàmbur yu xamul drogue nu mu mel ma suñoo gis drogue ma suñu koo fóon ñoom ñi koy tux di ci def tat ñoom ñoo ko xam fu ñu koy jëlee xam fu ñu koy jëndee xam nu ñu def ba dugal ko ci réew mi te douanier du leen jàpp policier du leen jàpp kon nañu may nit ñi jàmm askan wi dofuñu askan wi dofuñu dañoo ni pat rek dañoo ni pat waaw Macky Sall nag qui remet ses pieds sur terre
moomu ñu taddu masa moom réew mi ñaari mandat la ñu séqoon ak moom jeex na ba mu ñëwee jabaram la fal ak ay mbokki jabaram justice bi Marème Faye ko yor renseignements généraux yi moom dafa wane cuuneem sur toute la ligne ñu ngi wax mu nommé ab sous-préfet boo xam ni gaañu na depuis février na xoolaat renseignements généraux wala mu xoolaat li muy def wala muy def enquête de moralité Macky Sall du def enquête de moralité ci ay nomination ku ko arrangé mu fal la ku ko arrangé wul du la fal pël bi génn fii tey ci assemblée bi naan boo ma toppee jaasi dina la sàppi kooku foofu lañ ko waroon fekk moo fi ni woon pour falaat Macky Sall bu ñu bañ ba jaasi yi génn kon moom jaasi la gëm defe na ni lu muy am jaasee ko koy may kooku war naa toog ci suñu assemblée bi di gàcceel suñum réew kooku war naa toog ci suñu assemblée bi di gàcceel suñum réew ah bi ci des ma wax un député il se permet taxaw di def déclaration te assemblée bi commencé gul ni day dal ci kaw Sonko pour lan pour faire plaisir à Macky Sall loolu mooy rôle du député pour faire plaisir à Macky Sall mais bu jaab yàggee gawar feeñ góor ni yow boo koy song war ngaa bàyyi xel ni am na loo bëgg waaye moom it am na lu mu bëgg nam fa demee nag neexuñu ñun waa Louga neexuñu dafa def déclaration ñëpp di ko dégg mu song góor ni moom la mu ca jële neexu ko neexuñu ñun waa Louga dañ ko làpp ba mu nooy Marrakech yaa ngi ci Facebook bi ñu defal ko TikTok ak fa ñu ko làpp bu xeexoon ci problème bu Louga jële ca loolu kon waa Louga ñëppay jóg tey bu subaat wàcc Ndakaaru xool nu ñu koy saafaraa mais problème mu Macky Sall la doon xeex naka ko Macky Sall saafaraal ñun dañoo sax ruus assemblée bu mel na géttu bëy daggasante beeg yaa ni maa ngi maani la beeg mbaam ngeen nag yéenay mbaam ak bu ñu waxati mbaam mel na bu ma la ko waxati ci ñu nga xam ne askan wi leen fal xaaruñu woon loolu ci ñoom saafara seeni tawat wala ngeen yeggaleel leen ko fa ñu mënut a yegg lañ doon xaar ci ñoom mais du taxaw di raggal Macky Sall dig ginnaawam ñun Macky Sall lijjanti wuñ ko ñoo ko faloon ñaari mandat lañ ko faloon jeex na Ismaïla Madior Fall le constitutionnaliste international hors pair taxaw ñu posé ko ci mu ni nul n'a le droit d'exercer plus de 2 mandats Mimi Touré waxaat ko ñu génne ko ci gouvernement bi waa ji sant Diop yoroon Dakar dem dikk loolu la wax ñu génne ko ci gouvernement bi Mame Mbaye Niang loolu la wax ñu génne ko ci gouvernement bi bu ñëwee di ñu tegal ay loi terroriste dafa bëgg pour bu déclarer candidature am ku génn manifester ñu collé la terroriste dugal la ci biir tëj ba élection yi passe du ko tax a am 3e mandat gis nga 3e mandat Macky Sall soo ko ŋaañee duñ la may sax nga yegg 2024 ci palais bi lañ lay fekk lum la jaral rek ñun jaral nañu ko ñu dem ci nag parce que moomoo nit ñi nag moomoo nit ñi te dañ laa joxoon réew mi ci bu rafet bopp toju fi deret tuuru fi ànd ak yow jibile am ci yow yaakaar nga tas yaakaaru askan wi yor réew mi gunnaa ndaat problème mu réew mi baykat yi toll fii di xaar seen gerte ndox mi courant bi njàng mi nërmeelu nga mobiliser oto yi ak say ministre topp réew mi sàppari di lambari fu ne nga jaar fa te foo jaar fekk fa morso yu xonq boo amee ak jàngat boo delloo war ngaa jàngat loolu fuuta ga nga dëkk dañ la faa accueillir ak ay morso yu xonq ni fuuta tampi nga jaar feneen noonu au moment où tu es en train de sillonner le Sénégal pour crier haut et fort ak 3e candidature biir Dakar buggaa nañu lay wan ay abri provisoire alors que y a des milliards qui sont injectés dans l'enseignement say mbokk ñooy ay terroristes parce que un militant de Farba Ngom taxaw na fii ci télé bi militante Farba Ngom taxaw saaga nday ku dul alpulaar ñu jàpp ko 2 jours lañ ko ubbi ma nga mante la jolie fa seen royaume tukulóor ya nekk kii taxaw tey ci biir assemblée bi di wax naan boo ma toppee jaasi dina la sàppi on est dans quel pays